bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yi xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi nuyu nañ la bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la dalal ci kanamu télévision Futur Média di am bànneex bu mag gannaaw bu nu yàlla mayee nu fekke sant nañ leen gërëm leen di nuyu sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla dolli jàmm ci biir kër bu ko defee itam jàmm jooju mu dolli ko ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñoo ngi leen di sopp bu baax di leen nemmeeku di ñaan ci barke sang bu tedd bi yal na seen taxawaay yàgg bu baax a baax ci kanamu askan wi ndax taxawaay bu rafet la macha allah noonu la ñuy bàyyee xel itam xalifa généraux yi di leen nuyu di leen ziyaara tatagal leen di leen ñaanal nañ fi yàgg lool te wér macha allah yal nañu ko yàlla defal bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñoo ngi leen di massalu coono toogaay yi yàlla mooy dogal te wax dëgg yàlla lu mu nam war na bu dogalee bu nu nangoo rek macha allah tàllal ko loxo ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wéral leen ba ñu gaaw dellu seen ay activité noonu tam la ñuy bàyyee xel ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw man ci sama gis-gis sañ naa koo wax liberté bi gën a mag nit ki moo koy xañ boppam te lépp ci biir xel lay xewee waaye yenn yi moom dogalu yàlla la yàlla bu dikkee macha allah ni ma ko waxee sànq nanu ko ñaan rek mu woyofal yépp macha allah yal na ko yàlla def gaaw jële leen foofu te bu boobaa itam lépp loo xam ne teg ngeen ci loxo yal na ko sunu borom barkeel sunu borom mën na ko yàlla nanu ko defal àdduna dafa ànd ak lii léegi saa yi ay ndog yoo xam ne day defar càngaay la yàqul dara macha allah. ñuy ñaanal itam ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu saa bu nu yeewoo yal na ko yàlla gën a yokk macha allah yàlla yërëm leen ubbil leen buntu aljana yi mag yooyu bu ko defee itam sunu xel dana dem ci sunu ay wasila sunu ay soppe sunu ay wayjur yal na yàlla yërëm leen bu baax a baax ñuy fàttaliku bu baax a baax góor gu tedd gu nu soppoon lool sunu maam Cheikh Tidiane Sy mi nga xam ne almaxtuum daf ñoo charmé ci ay kàddoom saa bu nu ko seetaanee mu mel ni mi ngi fi macha allah te sax ñoom danoo sorewul benn yoon ñu ngi fi yal na yàlla taas ñu ci seen barke bu baax a baax a baax a baax di leen wax bisimila leen ci seen kanamu écran kontaan bu mag la ñuy am ci biir wareef nag bu nu waxee wareef mami Linguère la feggoog Ndoye Bane ànd ak Evatra waaye tey ñu am itam gan gu remarquable ndax dafa baax boo dee waxtaanee benn thème nga woo koo xam ne wax dëgg yàlla moom am na autorisation waxtaan ci am na autorisation gën ñoo yee macha allah li nga xam ne day nekk sikki sàkka ci ñun bu dikkee ci plateau bi leeral ko soxna mami maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay madame Diagne. waa Ndiassane ñu ngi lay ziara. ñu ngi leen di fay bu wér. noonu laa jàddee cene ba sekkeen ci ñoom soxna Nogay di leen ziara bu baax a baax. duggee ko ci waawoon ndax sama dëkk la. wallaay ndeysaan. biig maak ñoom Alaaji Malick Dieng ci la ñu waxtaan ba macha allah. dëgg la tooñ soxna Ayda bu baax a baax si nu ngi koy ziara bu baax. wallaay maa ngi lay wax bismillah. moo yaa faat si. soo wàccee oto bi abal ma ko rek ma jàll Kaolack ziar waa kër Maulana Cheikh Ibrahim kon. dégg naa fan yii fa ngay kile fa ngay dem. déedéet man damay ziar rek damay wër di ziar rek. kon waa man de li ma jaaxal mooy tubaab dellu na Paris te. waaw. décembre passé na mais yéen dafa mel ni moom yéen a ngi ci digg. déggoo ma naan le nouveau feeling nouvelle sensation. ñoo gis naa waaw da ngay tudd dem Sindi bi ma gën a gaañ nag mooy bi ci kaw léeg-léeg nga ne Gajaga léeg-léeg nga ni Mbay léeg-léeg nga ni Jara. kon dañuy ñëw door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas mu ci barkeem noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Sidi Mokhtar mbokkam ma xaritam ba Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam boole ko ak mbooleem sunu xalif généraux yi ndax ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek ko waral yaay di gën yàlla na giseeg soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kabar jibante boo yaaxa jaay yàgg fi lool te wér loo fi yàgg doyul ziar mama Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp noonu la ñuy ziaree suñu yaay Astu Jara ziar suñu yaay Astu Seck di ziar suñu yaay Mère Ndoy noonu la ñuy ziaree itam suñu yaay Issa Diop yaaba waaye di ziar itam suñu bàjjan Awa Diop ak mbooleem suñu yaay yi ñuy safoo di ñu faale di wax Eva ne sant ba sant jeex sant njaay ci dàq ba tey su ma ko waxee sama yaay jaa tax ma di ko wax tey nag dafa am sama doomu xol joo xamante ne dafay anniversaire ñu koy wax Yaasin Kanji di la wax ne askanu yaaba xarimaam yépp nee nañ Yaasin du dangaa baax rek te bëgg say yaay ak say nijaay dundal ba énervé yónnee yàlla merci de me rappeler mun la toogal foofu ndax sa dund am na njariñ delluwaat di ziyaaraat monsieur Thiam di ko wax ne ñu ngi koy dalal bu baax a baax a baax
waaye man damaa gis ne sama góor daal temps yi ma ngi ca kaw doy looy laaj naka la ko wala fay waxee lu defu waxu lu ay di njàmbat jeex na ndokkee yàlla ba mu amul ay baax na bismillah jaajëf Eva Mami ñi ngi leen di ziar bu baax di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxor gi yëpp di ci jiital sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak ki nga xam ne moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire sëriñ boobu ak tous les notables yi nga xam ne ñu ngi ca dëkk ba ñu ngi leen di ziar bu baax di dalal ki nga xam ne moo di monsieur Thiam xelam màcc jëm ci li nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaane ñuy ñaan rek askan wi ñëpp déglu ko bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ndax li mu nar a wax dina leen amal njëriñ soxna Eva bu baax li mu war a wax li mu nar a wax dina leen amal njëriñ noonu lañ koy waxee monsieur Thiam bismillah kilifa gi Adama nun kontaan nañu sunu xameel la woon lu jiitu tey kon bu nu ko dalalee wax dëgg yàlla kontaante bu mag la ñuy am xam ngeen ne mbokk yi dañu doon waxtaan ci lu jëm ci wàllu non déclaration des enfants maanaam xale juddu demuloo ko déclaré loolu bu nu ko waxee rek dinañ interpeller ñi nga xam ne ñooy waa état civil tey nag ki fi toog da ngeen koy déglu bu ko defee lépp dana leer yow mi nga xam ne yaa ngi nekk à l'extérieur am ay jiixi jàq ci wàlli këyit di nga mën a jokkoo ku mel ni moom bu ko defee mu gindi la Thiam bismillah. waaw maa ngi leen di gërëm leen sant yéen waa télévision di gërëm seen PDG bi di sama rakk di gërëm ñu fiy liggéey ñëpp di leen sant. at mu bees mii nag ñu door yàlla def ñu ci ndox mu sedd guy. ñu génn si jàmm. di gërëm aussi sunu kilifa yi nekk ci réew mi. commencé na par xalif général de Touba. ak xalif généraux yi nekk yëpp. ñu leen di ñaan yàlla dimbali ñu seen barke. dimbali ñu taas ñu ci ba at mii ñu door. at mi ñu génn si jàmm. soxna si bu loolu ba pare. lii ngeen ma invité tey lu am solo la mais Sénégal yi xamuñu ne boo demee bitim réew yu mag yi solo bañ ko joxuñu ko daal mooy état civil. définition état civil mooy nit ki mu ngi commencé ci bu mu juddoo muy jeexal ci bu génnee àdduna. diggante juddu bi ak génn àdduna bi am na ay événement yu ci am ndax takk jabar am na ci divorce am na ci ak yu bari am na ci. moo tax ñu ne jour bi mu juddoo ak jour bi muy génn àdduna ci la kii te lépp état civil moo ko tënk. tegal foofu baaraam du nu bëgg boo commencé nu dagg la waaye sañ naa ne soxna Mia Ndour salaamaaleykum indil ñu pi bu sponsor bi bu ko defee ñu daal dee dellu si waat ci plateau bi gën a yaatal waxtaan bi di leen fàttali nag savon Tipo muy waa savon saf dañu ànd ak ñun te yàquñu ci bés bi dara état civil la ñuy waxtaanee déclaration xale yi la ñuy waxtaanee enregistré leen ca bu ñu juddoo dafay doon loo xam ne dafa jaadu Mia Ndour bismillah. ki jur doom ji mooy bàyyi doom ji. waaw teewul mën na jël certificat d'accouchement bi dem ca mairie ba. waaw déclaré ko ci santam xale bi sant yaayam jox ko acte de naissance jox ko extrait jox ko bulletin bés bu baay bi ñëwee bés bu amee jot wala bés bu tukkee bu ñëw mun na def li ñuy wax reconnaissance ñëwaat ca mairie bi di candidat ne. xanaa day nekk toujours dans les délais. déedéet reconnaissance mun na ko def à tout moment. tant que xale baa ngi mineur ba xale bi majeur nag su ko neexee mu bañ ne bëggatuma reconnaissance. maanaam reconnaissance boobu ngay wax.
tey nit ki accouché na. jël na santam. jox doomam. moo xam baay bi voyagé wul wala dañu nekk. wala ñu am ay problème waaw amuñu mariage amuñu mariage. mu jël santam jox doomam. waxtu boo xam ne. ka mu sekkal doom jooju. dikk na. pour dem ca mairie ba. am na droit dem ca mairie ba fii léegi xale bi majeur. waaw bu tax xale bi majeurul loi bi def ne bu majeuree xale bi nag mooy tànn ku ko war a reconnaître. am nañu ay exemple yoo xam ne mënu ma ko wax na ñoom ay kilifa lañu léegi toog nañu ba am ay 30 ans dem université dem Paris ñëw tombé ci man seen baay médecin la nee naa def reconnaissance te kooku léegi kilifa li mënu ma leen cité te donc dañu ba am 30 ans ñoo dañoo bëgg seen baay reconnaître leen seen baay ñëw ci man reconnaître leen à tout moment boo majoré mun nga wax sa papa reconnaître loo amee na la ko boo minéree nag sa yaay moo ciy ànd yaay xale bi mooy d'accord ne yaa jur sama doom reconnaître sama doom mais boo majeure jeex na. léegi boo majeure. procédure boobu xanaa dootul nekk ca état civil bi. mën nga ko reconnaître fu la neex ndax avis de mention la ñuy envoyé foofu rek admettons yow nga nekk France sa doom juddoo fi yaayam déclaré ko. waaw mu sant yaayam yu ne la ci France ne la diw kat sunu judd accouché naa am nañu doom bu góor. diw laa ko tuddee dama bëgg nga reconnaissance ca mairie ba ma nekk ca France wala ca Londres wala ca États-Unis wala ca Kër Madiabel mun na fa reconnaître xale bi envoyé li ñuy wax avis de mention yu ne ko ci enveloppe. su ñëwee ñu porté ko ci reconnu lieu ba. bu ko defee nag xale bi sant papaam directement. demee ba majeur tamit mën na def loolu. bu majeure nag à un moment gu góor ki mooy d'accord. xale bi mooy d'accord. ñu reconnaître ko yaay ji amatu responsabilité ci moom. mais tey su majeure ba pare jàng ba am ci ay diplôme sant yaay ji. waaw bu amee dañ koy envoyer rectification rek la day dem ci juge bi ordonné ne nañu rectifier diplôme bi yow mu sant Diop baayam léegi Ndiaye la sant mu sant Ndiaye kooku juge bi mooy ordonné. foofu rectification. waaw rectification dañuy rectifier rek wane ne kan reconnaître nañ ko telle date joxe ay firnde ñu. changé lépp. mais procédure bu gudd la de. waaw da nga koy dox rek ca école ba dox ko rek dem tribunal mais boo ko doxee dina sotti soo ko déposé dina suivre son cours ba mu sotti. ñàkk ko dox moo am ngaañ. mooy am problème. loolu rek donc toujours législateur bi def na tel sant ko bu xale juddoo rek bu waree am ay kër rek am na fu mu war a jaar. boo ci wàccul yoon bi rek di ko xam mais li gën a solo bi gën a am li tax lu ñuy déclaré xaalis bi ñuy fay. mbirum xaalis xoolal maa ngi sama oto 6000 francs déclaré ñu xale bi am na 1 an te xam fu mu juddoo mënu ma wax sax institut damay ragal sax ñu attaqué ma te foofu damay dem ci sage-femme bi ne ko jox ko certificat d'accouchement bi ma defal ko jugement ma demee jugement fay 4600 ma defal ko jugement mu am ci extrait ñu transcrit mu am extrait xale bu ne xale bu intelligent war dem na concours Prytanée militaire ñu ne yow mën nga jàng lool yaay premier ci sa classe bi nga juddoo ba léegi mënoo ko def parce que am nga jugement. ndax jugement nga am. parce que jugement itam bu amee dañuy. dañ ko cee porté lii jugement dañ ko cee porté boo gisee extrait bu am jugement am nañu benn place dañ ko ciy bàyyi. bu amee doom bu am jugement. ñaata temps la xale di juddu bu ñu ko déclaré wul rek déclaration tardive lay doon. un an. bu dee mariage. 6 mois avant 3 mois la woon. loolu rek lañu changé ci code bi. en 1972 ba bésu tey moom lañ changé jóge ko ci 3 mois def ko 6 mois. code civil temps Abdou Diouf ak 88 code de la famille changé wuñ ci dara. il faut ñu revoir code bi améliorer ko defaraat ko tënkaat ko parce que code bi en 72 xam nga population Sénégal ñaar la ñu woon. on était à 6 millions 7 millions léegi ñu ngi ci 14 millions. 15 millions dëgg la te ba léegi code bi mu ngi nii. fa mu ne woon code bi changé mu ngi nii ba léegi changé wuñ ci dara lu mariage bi ñu jëlee ko ci 3 mois. yóbbu 6 mois léegi bëri na fi ay kilifa yu bëri nekk ci état civil nekk ci magistrature bu leen laajee lan lañ laaj ci code bi sax xamuñu ko. kon code bi dañu ko ci da nga bokk ci ñu xalaat ne dañ ko war a actualiser. dañ ko war a actualiser defaraat ko tënkaat ko. tëggaat ko. jamono day dox ndax jamono day dox. yow code bi depuis 1972 on était à 6 millions d'habitants léegi ñu ngi ci 14 millions d'habitants. waaw léegi nañ ko tënkaat. tënkaat ko encore nañu def benn loi ku accouché ti sa xale sa doom bu feebaree wala yaay ji bu feebaree baay bi mën na ko déclarer ndax mu ngi tal lu kii lekk ak ordonnance yi. dañ ko bàyyi mu dem déclarer xale ba su paree mu fay structure de santé bi. dëgg la mais bul hypothéquer xale bi. xale bi moom demandé wul à naître demandé wul dafa war a judd. léegi saa yi ñun mami
ñun léegi say loolu la ñuy fàtte. gone gi juddu na ñëw na. moom waxul kenn nañ ko jur. waaye charte ya nga xam ne moom le droit de l'enfant am. nit ki droit wu xale bi. nañ ko respecter. mais xañ ko ay droit moo tax ma ne la su màggee dafa war a bañ ay waajuram. ndax xam nga xale bu góor boo gis muy dem su intelligent wee. wala xale bu jigéen boo seen muy dem ñaar yi rek lay rêvé donte mën nga jàng feneen tekki fa. mooy dem Britannique militaire wala dem Mariama Ba. su fekkente ne nag ñaar yooyu dañ la ko xañ. loi bi ndey na bu amee jugement doo ko def mais xañ nañ la ay problème xale bu intelligent. fekk yow jàng nga rey nga sa bopp carrière nga ba egsi foofu noonu ñu xañ la ko. mais xoolal lu mel ne France tey soo juddwee dañ lay may 3 jours pour nga dem déclarer ji sa doom. France boo juddoo rek doo sos bàyyi doo déclarer assistance sociale bi ka ca structure de santé ba 3 jours lay may boo ñëw mu déclarer la soo nee mariage mu def sa tur papa sa tur yaay ba amul mariage mu sant leen sant yaay. sa papa heure bu ko neexee mu def reconnaissance. léegi yéen ñi nekk ci état civil bi lan ngeen jàpp ne moo ñu galgal ñun tey ba ñu egg fii ñu egg. li ñu galgal li ñu gën a wala réformer structure de santé yi dañuy bàyyi ko accoucher bu dee dawal ko te sareet la. bu dee ko amul dara jàngul xamul. ñu bloqué sa certificat d'accouchement. mais xam nga man tey su ma demoon tey sama doom juddu hôpital ma war a fay 1 million ñu ne ma ne jox damay tëgg ci table bi par force lañ ma koy jox. mais nag bu ki xam ne xamul bu ñu ko yoral nga ñu 10 000 wala 5 000 6 000 francs te ay 200 francs sax mënu ko am da koy jënd ceeb. mais nag monsieur Thiam. ki nga xam ne dafa dem hôpital. waaw c'est fii Sénégal nag ne xam nga nañ wax dëgg gi te kii da ngay war a fay hôpital bi benn 25 000. lànk ni doo ko fay. ñu jox la sa doom nga dem ngént fa ngént 1 million. donc yaa ngi dem ngénte bala ngay ngénte lijjantil hôpital bi ñu jox la say këyit nga gérer xale bi nga xam ne dara topp ko waaye dem di ngénte te war a fay hôpital bi 50 000. xam nga ñi mel ni man monsieur Thiam Adama. ñi mel ni Eva Tra itam dañu bare. am na ñoo xam ne dund ci anormalité daf leen a neex. ndax li mu wax nii. wax dëgg yàlla jeexal na débat. parce que yow su ñëpp mel ni yow hôpital ba dootu am garab. sa morom mi nga xam ne moo fa war a ñëw accoucher lañ ko war a fajee duñ ko am parce que fayoo. après fayoo ba pare ñu joxuñu la say kayit nga retourné dem di ngénte pookare yooyu te fayoo hôpital bi tamit suñu téye say kayit yow la waaw jéen baan loolu tam bu amee ndooyu baan du moins yaa ngi naan ma jéen baan dama am benn xarit bi tu jéen baan gis nga ndooyu baan loolu tam bu amee am na poursuite loi bi dañ ko tënk ba tey boo demee def loolu ngay def te fayuloo mun nañ la poursuivre bu ko yóbboo justice mun na la topp bala nga war a fay kii ne ba après nga fay ko du caagi dañ lay bàyyi noonu de loi bi dafay nekk loolu ñu yoral comme bor rek la bor boo war a fay la fayoo ko nga dénk ko ci yoon yóbbu ko huissier jàll ci yoon fii ay at wala fii ay weer tôt ou tard di nga ko fay ndax yoon lañ lay jaarale hôpitaux yi ay saaku carte d'identité waaw mais am na droit de poursuite carte d'identité voilà am na poursuite c'est parce que ñoom dañuy tayal dem dans le truc à la justice de porter plainte xam nga moo tax itam Thiam ñun am nañu benn problème parce que boo demee ci dëkku tubaab yi système yi ñu teg ba nga xam ne boo defee fraude boo defee yenn infraction yi nu ñu lay dabee doonte gisuñu la tey da ngay génn ci mbedd mi def benn yëf ci tali bi nga dem sa kër fekk fa la nga war a fay fekk fa taxe yi nga xam ne lii nga nekk nga dem ca banque ba am noo fa def nga jékki-jékki ñu wër la boo ñëwee ba Sénégal gi am nu ñuy def ak yow ba nga mën a fay ñun itam comme ni mu waxee ne tey saaku carte d'identité moo nekk ca ñi feebar boo demee saaku carte d'identité yooyu yëpp dañ ko war a yoonal parce que ci wàllu kayit la nekk dañ ko war a yoonal ba nga xam ne dina am procédure bu ñu teg Sénégal ni muy bu soft pour que nit ñi mën a fay sama bàjje dafa mais nekk xam nga aussi madame li xew France développement bi France am ci idée yi ñu développé eggagul Afrique du ma wax Sénégal rek Afrique eggagu fa c'est-à-dire ñoom li xam li leen yoon may ak li ñu ko jaaral ci yoon xamul africain ba léegi xam nga lu ma ci ne xamul da nga wax idée te ku wax idée wax xel ñoom balaa koom-koom gu baax seen xel yi la ñu jëkk baaxal seen conduite seen comportement moo jëkk baax bu fekkee dañu waxante dëgg balaa développement bi nu nekk parce que mënuñu développer une nation te développer wuñu xel yi tey autoroute à péage bi am na comportement boo xam ne ñun dañ ko cay am bu boobaa defar nañu yëf bi mais comportement yi ñoo ñëw yàq xoolal mbedd yi ngeen gis léeg-léeg ñu defaral ñuy wax maire yi defaral leen ñu lampe defaral leen ñu lampe mais sunu ay propre doom ñooy jël lampe yi sànni ci ay xeer yooyu yëpp dafay delloo réewu gannaaw comportement dañ ko war defal dama koy waxaat rek loolu lépp soo gisee li ko waral mooy dañoo desee bëgg suñu réew
dañuy wax fii. patriotisme bi moo des. c'est ça dañoo desee bëgg suñu réew. yaruñu ñu ci bëgg suñu réew. yaruñu ci bëgg suñu réew fii ñun suñu bopp lañ bëgg ku nekk da ngaa bëgg sa bopp mais bëggoo réew mi dañ koy wax nii rek ci télé bi di ko kii. mais non 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 problème beneen bi mooy ñàkk respectante joxante cër. ku nekk jox cër sa dëkkandoo. sàmmal nit ki àqam ak yelleefam ça su ku nekk respecté ki nga dëkkal. dëgg la di nga bëgg ci penc mi. dëgg la te di nga bëgg sa réew c'est ça problème boobu la yoon. mais damay ñëwaat ci monsieur Thiam Adama ci puisque yow yaay président association des officiers d'état civil. doyen waaw du département de Dakar. lan mooy problème mu agent yi officiers yi sur le ci yi nekk sur le terrain yi nekk ci bureau yi di defar kayit yi. Eva Trade yi ñëw wala Ndoye Bane yi ñëw di déclarer doomam wax tur wi après ñu dem ba jëmi ka jamono ñu ngi gis ne dañoo juum ci turu xale bi juum boobu topp ko ba nga xam ne soo moytuwul du def examen beneen bi mooy racketeurs yi nga xam ne ñooy nekk ci buntu état civil yi da ngay demal ci sa ndijaay diw mu defaral la sa kayit sa ndijaay diw moomu liggéeyul ci état civil ba am na beneen nit boo xam ne moo titulaire ci état civil ba ba nga xam ne souvent ay erreurs yu bari day am ci déclaration yi loolu lan mu koy waral waaw erreur bi nga njëkk a wax erreur bi li koy indi mooy loi bi daf ne boo defee sa acte de naissance boo ñëwee di déclarer yow ngay déclarer Ndoye Bane sa déclarer ba pare nga lire acte bi bala ngay signer soo mënul lire nga ne officier bi dana ko liiral wala agent bi dana ko liiral mu liiral la ko ba mu jeex def sa profession def sa adresse def prénom et nom yi bind ko yëpp nga doo ko signer boo mënul lire mu liiral la ko su amee da nga ne ko attention man kat kii Ndoye Bane Ndoye am na à la fin mais Y rek nga def mu ne waaw mu rectifier bala ngay signer su paree nga signer ñàkk signature bi ak yóbbante yi muy indi erreur te erreur bu am ci acte état civil complication ñëw na parce que tribunal la koy régler juge moom la législation bi wax ne lépp lu am erreur ak lu ñuy yokk ak lu ñuy wàññi ci acte de naissance juge koy def te xam nga tribunal yi nekk Dakar nekkuñu rek ci état civil façon dossier bu nekk am nañ ko façon bu nekk la ñuy atte du kii nga déposé fa kayit kii déposé ngay jaabante tribunal yi ñëw fekk erreur bu nga xam ne matul sa seconde moo la ko indil parce que liiru leen acte de naissance yi te aussi ki la koy defal waxu la ne sëñ bi monsieur Ndoye Bane bala ngay dem xaaral ma liiral la ko wala ngay signé mënoo liir mu liiral la ko soo amee erreur nga wax ko ñu rectifier ko sur place bala ñuy signé mais bu ñu xasee bu clôturer registre bi clôturer acte bi c'est fini kenn amatul droit mais racketeurs yi nekk ci buntu yi racketeurs yi ñu ngi partout am na seen yoo xam sax ñu mën la tudd sax barki démb laa fa dem pour sama affaire oto mais fekk naa ñoom mais damaa am di joxe comme ñi koy def doo fa mun a egg doo fa mun a egg te amoo beneen soxla nga joxe rek nga xaar nga tànn sa chance su baaxee mu noonu bu baaxul perte nga te munoo ko jooytu fenn xam nga mais est-ce que ñun ñi nga xam ne itam munoo dem fenn nga ne jox daa diw naa nga am ta Bane léeg-léeg dañ leen di faciliter yëf bi kii xaar nga jox ko allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Diakhatou Eva. naam. man la madame Diop. madame Diop nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay lu bari. jërëjëf Diop. ñu ngi kontaan ci émission bi. vraiment di rafetlu thème bi ngeen indi tey. alhamdulilah. nee naa xëy na personnellement man touché wu ma ndax xaw ma sax dans mon entourage ku am problème mu état civil. waaw. mais damay déglu monsieur Thiam ñu di ko remercier au passage ndax wax na fi yu am solo yoo xam ne. ñun ñu ngi dem mais xamee wuñ ko woon noonu sax. léegi fi ma nekk nii man ci li ma bëggoon dellu si mooy waxu développement. tey état civil. su doxulee normalement. développement mënu ci langaamu. c'est vrai tax lan tey ku yore sa kër. di suur kilo ceeb. xëy na benn doom nga am. xëy na ñaari doom nga am xëy na kilo boobu noonu doy na leen. dëgg la mais su famille bi yokkoo. yónnee la ñaari jarbaat ñaari jànq nekk ci ñu yokk ci benn boy ñaari fóotkat ainsi de suite lu famille bi gën a large rek liñ daan soo war a mën a soppeeku. un petit coup d'œil au petit njaayeen yi nga xam ne nag ñoom loolu la ñuy dundee. yàlla na nga gudd fan. mais léegi loolu njóobeen yi la de. léegi loolu noonu yëpp. boo ci bàyyiwulee xel. amaa bu ñu xëyee xiif dana leen sonal. dëgg la ndax foo mënee sóor kilo. mu war a mën a mat ñaari nit. boo fa soogulee xëy na fukki kilo du mat ñaar fukki nit yi ci biir kër gi. développement ak état civil noonu la ñu lënkaloowee. tey jii nii mënuloo ne nekk
damay tabax école balaa ngaa tabax école. da ngay xam ñaata xale ñoo juddu tey. léegi xale bi judduwul. boo ci tenirul compte heure bu dem jàngi bu jotee. amaat mën a jàngi. te loolu moom la ñuy vivre ak non déclaration wu acte de naissance su xale yi. c'est vrai. léegi bu ñu leen déclaré wul xam nga kooku du jàngi. déedéet. bu heure bu jàngi jotee du jàngi. pourtant pour fukki xale la ñu prévoir oon. waaw xëj na fukk ak juróom a ngi ci el bi. ñoo xam ne juróom yoo xam ne kenn déclaré wu leen kenn xamu leen. nga jël ko nag du point de vue sanitaire noonu. université noonu. balaa ngaa àgg université sax sore na mais pour faju dund bu normal rek ñu mën a implanter ay centre de santé poste de santé ay hôpitaux yooyu noonu yëpp ay prévision la. état su xamulee ñaata xale ñoo judd ci kaw ci biir Sénégal. xamul ñaata xale ñoo toll ci war a dem école. dëgg la. toujours lu mu prévoir dafay faussé. loolu dëgg la. lu mu ne lii la rek leneen la ngaamu si ndax bu ñu demee ba ci biir dinañ gis ne nekk loolu topp ci. kon su ma buggee dama bëggoon rek ñu delloo si suñu xel ci ne nekk développement bi ñuy laaj ñun suñu gouvernants yi te du Sénégal rek Afrique wërngal këpp la. Afrique de l'Ouest nag mu ngi tas. mais am na fi benn jeune ingénieur boo xam ne nekk mu ngi entre Bénin wala Togo damay bañ a juum ci ban dëkk la. waaw mais dafa am invention bu am solo bu mu teg sur pied. téléphone yi kese la. téléphone yu xare yi kese la. boo ñëwee maternité ba accoucher dañuy takkal xale bi benn bracelet. waaw automatiquement état civil xam na ne nag am na xale bu góor wala benn xale bu jigéen bu juddu. boo génnee. état civil daf lay topp. très bien wala hôpital bi topp la nga dem ba état civil déclaré ko. ci noonu la ñuy continuer ñàq yi. xale bi ndax ñàqu na wala ñàquwul su jotee ñu yónnee la SMS ne la dafa war a ñàqu tel jour. loolu noonu yëpp. buñ ne dañu bëgg a éradiquer yenn maladie yi. te am na ay xale yoo xam ne xamuñu ne ñu ngi dund ci kaw suuf. parce que ñooñu Nations Unies sax daf leen di defaral vraiment de grandes enquêtes ñu nekk ci di ci dépenser xaalis yu bari pour jàppale leen. ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañ leen reconnaître. mooy apatride yi ñuy wax ni ñàkk bindu ci état civil rek a koy andi. nga juddu nekk ci dëkk. kenn xamu la parce que ci këyit la ñuy liggéey. doomu diw ak diw jur ko. diw mooy papaam diw mooy lii. mais loolu yëpp su amulee. dañuy dem ba dafay metti ci ñoo xam ne nekk ci biir dëkk bi la ñu dëkk. am seen axa ak seen ay yelleef. mais mënuñu cee jot xam nga nekk ci leer ba pare lëndëm tiim la. mooy loolu. ndax da ngay nekk citoyen mais boo ko matulee. am na sa ay ax ak sa ay yelleef yoo xam ne kenn mënu la ko jox. mais responsabilité yi may wax ni statisticiens yi. ak géographie dinañ leen ko dëggal. xëj na ñoom dinañ ci seen xam-xam bi ci gën a màcc dinañ leen ci mën a jox détails yu gën a bari. pertinente. macha allah macha allah. ñun lii la ñuy bëgg dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi ku ñuy seetaan itam te nga am xel ci wàll wi ñuy waxtaanee nga woonu dolli ñu ndax ñi nga xam ne ñooy ñi ci habilité defar mbir mi ba mu baax. dinañ ko def bu boobaa. salaamualeykum allo. allo allo très bien monsieur Adama Thiam soxna si woote léegi. indi na ay pàcc ay wàllu yu bare yoo xam ne dem na ci wàllu développement dem ci wàllu comportement. ni naa woon sànq comportement bu nu ko defarulee dara du baax ndax xale bi juddu demoo ko déclaré loolu ci sa wàllu comportement lañ koy dugal. loolu li mu wax loolu dëgg la bracelet li mu wax dëgg la mais code bi ba tënk état civil il faut ñu tënkaat ko. kaat ko defaraat ko. toggaat ko ba mu ñor parce que xam nga lu war loolu. lu ko waral. c'est parce que déclaration de naissance du n'importe quoi nga koy defee du n'importe quoi nga ko war a def ak du kañ nga ko war a def ka nga war a def toujours jigéen bu accouché bala ñuy def turu sant kenn da ngay indi certificat de mariage pour donner preuve yi mais jigéen ñi bu ñu accouché du ñu bugg bañ a def turu ku góor ki nga xam ne mooy bàyyi xale bi. loolu mooy indi toujours xale yi ñu toog lu yàgg du leen déclaré bu leen ne mun nga ko déclaré bu ñëwee mu roog a nga ne di dama koy xaar. te rectification mën naa am ñëw ba un an passé ñu ne jugement ba pare ñu da ngay dem tribunal te Sénégal yu bëri ñi muñu tribunal. soo da ngay dem tribunal ñu ne lu mu tribunal dematuma surtout sama mbokki tukkuloo rek pël yi bu nee tribunal ñu ne duñ ci dem. benn ngi toog ñi muñu tribunal ñi muñu police enquête police gendarmerie dañ ciy génn xale ba nag du am kayit.
mais bari na ci handicapé yi. ñoo xam ne seen doom yi duñ am ay kayit. handicapé bi xale yi duñu am damaa mës a toog sama kër. ah damaa mës a toog sama kër. waaw mu am manifestation bu am Thiès. handicapé yi di manifester télévision yàgg na il y a 2 ans. c'est-à-dire on voulait un extrait on voulait des extraits on voulait des bulletins sama jabar ne ma ça c'est la honte ñii laa ñu mburu laa ñu dara lu extrait ma jël livre bii naa la ko may nga photocopie ko soo ko mënee defal ci seen kii seen président directeur général mooy parrain numéro 1 ma tënk ko président Youssou. waaw pour publicité bi télé bi ak rajo bi yore publicité 1,8 milliard yi koy war a fay bailleurs de fonds yi ñoo koy fay ak les hommes de bonne volonté état dem na ko ba mu fay dërëm oto yi ñuy yóbbu sax oto yi ñuy yóbbu rek dafa ñu koy abal bu ñu paree ñu doole seen caabi ñu wër tout le Sénégal képp kuy handicapé ñu defal le jugement bokk na ci audience foraine bi ñu doon audience wax foraine ciblé laa ko moom laa gis nga mu 2016 laa ko def ba léegi bu ma ba léegi déposé wu ma ko maa ko bind dégg ko ba léegi déposé wu ma ko fan nga ko waroon a def wuyul ma mi Youssou ak madame Sall madame Faye tax fondation bi laa ko jox Youssou yor publicité boo liirale dama la koy jox boo amee temps nga photocopie ko Youssou yor publicité da nga bëggoon mu defal la ay capsule rajo mag télé mag yëpp ak yooyu yëpp koy yor ñu fay leen magistrat yi seen déplacement yi ñu fay leen directeur d'école bay jëlee xale ba ca biir kër gi ca village bi di ko indi ñu fay ko gendarme yi ay garde bu ñu def audience foraine ñu fay ko policiers yi ñu fay leen ñoom ñëpp ci xaalis bi te état bi du fay dërëm su paree nag ñu jébbal ko ne ko handicapé yi 1 à 18 ans yëpp recensé nañ leen defar nañ leen seen extrait ngi ni seen bulletin ngi ni boo ñu ko defee ba muy am 24 heures Côte d'Ivoire Bénin pays africain yi ne on va faire comme le Sénégal. mais léegi lu am solo lii nga yor nii xool yi bu koy def rek nga dégg doom ngi ne yii on va appeler TFM on va faire comme kii il faut venir nous apprendre comment faire réew africain bi te man maa am idée boobu te ci Thiès laa ko seetloo bi ñuy manifester ne on voulait un extrait sama njaboot numéro ruslu nañ ñu laaj ñu extrait laaj ñu mburu laaj ñu dara extrait la ñu laaj. handicapé yi la wala seen doom yi handicapé yi seen doom yi. mais man monsieur Thiam li ma bëggoon xam mooy yow li nga yore nii. waaw tey jamaa laa ko mën a tuddee man. waaw parce que mën na régler problème boo xamante ne ñun ñëpp moo ñu fi tax a toog. presque 2 semaines. voilà lan moo tax déposé woo ko yow itam. boobu ba tey négligence dama doon waaj ndax ñi ma ko paree ne mooy Youssou nag téléphone naa ko mu ne ma ñëwul. ay léegi waaw moom xam nga moom mi nga tudd kuy dox ful la rek. dama rek mënu ma ñëw boo dikkee di ko fekk man woo na ma en personne depuis daaw. maa ko jox ko waaw moom ci ful la rek lay dox. mais moom laa choisir mu jël ko ak rajo ak télé ak ñooy liggéey. mais on va suivre publicité on va mais suivre bu ngeen ko jëlee jël leen ko ngeen liir ko. jox ko Ndoye Bane yóbbu nañ ko droit d'auteur. gis naa ko ba visé nañ ko sinon ñeneen dañ koy jël. jox ko Ndoye Bane mais monsieur Thiam man li ma la bëggoon laaj. waaw est-ce que yéen ci seen biir amoo leen ay agent yoo xamante ne wóor na leen ni ñi place bi ñu nekk waruñu fi nekk. état civil. mami sàqami na est-ce que amu leen yéen ci seen biir. waaw comme li ñuy wax que foo dem rek am na raxum ceeb bi. waaw est-ce que gisu leen yéen ci seen biir que am na agent yoo xamante ne. fi ñu nekk ñoom tey waruñu fa woon nekk ñi ngi yàq seen liggéey yéen te xam ngeen leen te dénoncé wu leen. su ma dee tënk laaju mami. mu may ma. damay wax ñan ñooy. agent wu état civil. ñan ñoo fa nekk di liggéey. waaw état civil ci bu njëkk ba y a 20 ans mu doon dox ba population bëreewul mais depuis quelques années. état civil ci maire la dépendre. maire mooy yor état civil boo mënti nekk Sénégal maire état civil ci moo dépendre maire tam mu ngi dépendre ci collectivité locale. mais administrativement la ci dépendre mais juridiquement c'est la justice. dafa état civil ñaar ñoo ko seq. justice moom 80% yi. collectivité locale yi yor 20% lu tax ma partagé ko parce que justice moo ci ëpp li def parce que boo bëggee def jugement justice ngay dem. boo bëggee amee erreur ci sa non Traoré ñu def erreur justice moo koy def sooy def mariage nga waroon def mariage délai bi passé justice moo lay autorisé kenn nag yore personnel bi yore matériel bi yore liggéey di liggéey moom la maire yor mais justice moo ëpp li mu ci yor moo ci ëpp. mais est-ce que yore personnel u maire boobu tamit indiwul problème parce que ñoom dañuy parachuter rek. waaw loolu aussi ki état civil ak mairie c'est politique kii tey bu nekkee maire fii. ñu xëy tënk ko maire moo yor état civil bi fi nekk da ngay xëy nommé sa officier état civil nommé sa keneen yaay nommé te doo basé wu kenn loi bi may na la prérogative boobu nga nommé ko la neex mais nag boo ci ko am xel day wax ne du ma ko def damay seet ko xam état civil ma ñëw teg ko fi mu ne am na ci benn papier bu wax avis de mention
officier d'état civil yi nekk Dakar boo gisee 80% xam ñu luy utilité avis de mention soo demee ci àll bi sax mosuñu ko gis te avis de mention mooy pièce dorsale de l'état civil. xam nga luy avis de mention. mooy kayit bu waree ne bu nit juddoo génn àdduna dañuy bind fa nga juddoo waree diw kat gaañu na tel date bind ko ci naissance am ndax bu ko deful foofu dañuy yaakaar ne mu ngi dund xam nga élection yii les 10% des électeurs yi nekk ci fichier bi mais dee nañu mais toujours bu ñu génnee ñi war a woote nga gis ci 10% yi nga xam ne ñoom nekkatuñu mais dañ leen waroon defal avis de mention moo nekk nii lii mooy avis de mention tey sa doom bu fekkee ne mu ngi sëy États-Unis daf ñuy envoyé ni ñu diw sëy na ñu porte ko ci registre bu juddoo États-Unis Dakar wane diw kat doomu Ndoye Bane sëy na option nangam loolu tax contrôle sur les options avis de mention moo koy joxe ndax mën nga dem Kër Madiabel nga signé fa benn jabar ñëw dem Kaffrine signé fa beneen jabar dem Kaolack signé fa dem Dakar signé fa. fekk amul contrôle dugal ak moom ci. amul contrôle dugal ak moom ci wàllu papier yooyu parce que këyit nag la ñuy waxtaanee. amul contrôle avis de mention. wax nga foofu lu am solo. léegi nag est-ce que le problème a nekk c'est parce que dañ ko informatiser wul. xam nga lu ma amuñu formation c'est la formation. voilà c'est ça. voilà xam nga ban question laa la doon bëgg a laaj formation. parce que xam nga état civil amul formation. normalement état civil war a am centre national de formation dans chaque commune. chaque année. ñu jël ci budget bi. ñi xam état civil formé ñi xamagul mais ñii dañuy dee ñii di retraité ñu ndaw ñi di ñëw te jàngaluñu. léegi xoolal man centre de formation. bi nekk Rufisque moo nekkee xale. vers les années 75 78 dañ fa doon dem mais depuis loolu ñii sax ñu nekk centre d'état civil defuñu formation. bind extrait bind bulletin nag mais boo demee ba ca profondeur ba. xamuñ ci dara avis de mention bii ma lay wax du circuler te loi bi da ko. dañ ko war di ko circuler di ko envoyé te yow boo marié ñu bind ci marié na option nangam ñu def ko ci sa gis nga boo demee France ak sa naissance boo laaj boo musee marié ñu def ci marié woon nga soo divorcé ñu def ci divorcé nga soo remarié ñu ne remarié nga dañ koy bind fii moom mooy avis de mention. xam nga ñi mel ni Eva dañuy jaawale marié woo remarié wu. voilà remarié dañu koy jaawale dañ ko ciy bind nag gis nga boo marié bu njëkk bi ñu def marié soo divorcé ñu ne divorcé soo remarié ñu ne remarié waaw tuddee remarié une deuxième fois ñu porté ko ci soo def séparation de corps ñu def ci séparation de corps avec diw maanaam ñoom seen séparation de corps sax dañu koy léegi soo tasee ñaari yoon su fekkee da nga marié benn yoon tas marié waat ñu bind remarié nga tasaat ci remarié boobu. nga marié waat. bu dee plus tamit troisième fois bu dee 4 xam nga 3 fois la. loolu su boobaa remarié. waaw da ngay remarié waat. xam nga wax nañ benn yoon remarié. boo divorcé. boo marié dañuy wax marié divorcé avec tel. soo marié ñu def marié avec tel. boo xoolee remarié avec tel. waaw remarié bi ci boppam dañ koy wax su fekkee ñetti yoon nga marié. nga bee marié la. nga ñëwaat remarié. non bu dee ñeenti jabar nga signé. de comprendre woon monsieur Thiam. mais non monsieur Thiam dafa demul fi ngay demee. nga marié. waaw nga divorcé. nga divorcé. ñu def ci kaw marié divorcé. waaw. nga remarié waat. ñu def date ba marié waat. def remarié. waaw mën nga def mën nañ ko def mën nañ ko bañ a def mën nañ def marié rek. Thiam Adama troisième fois bi dama def Thiam Adama bul dugal mais toujours dans avis de mention bi loo def événement bu xew. dañ koy bind fii. très bien mais Eva balaa monsieur Thiam di jàll. naam bismillah mami laal na fu neex foo xamante ne dafa am lu ma fàttali. ay ca bismillah mooy ñàkk certificat de décès yii. waaw am na ci ñoo xamante ne xëy na boole bàyyiwuñ ci xel mais am na lu mu ñuy coûter ci suñu budget ñun loo xamante ne mi ngi dem ndax am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi fayeeku ci seeni pension wu parents te fekk ne décédé nañ yàgg na. waaw loolu dëgg la am na ci njaayeen yàgg nañ ci àdduna de njubur am na ci njubur yàgg na mais li ko waral mooy. waaw centre état civil implanté wuñ ko fu nekk ci Sénégal. am na ci boo demee ci kaw yi suñu mbokk kaw yi ñu nekk ci kaw yi mais nit dina fa gaañu kii gaañu mais duñ ko déclaré. dañuy léegi bu ñu toogee ba sax doo amul soxla kayit. nga doog a nag dem wuti jugement mais dañ leen war a instauré chef de village bu nekk. délégué de quartier bu nekk jox la benn registre ne la ko gaañu ci sa mbokk ci sa dëkkandoo ci ñi nga administré bind leen nga yóbbu leen état civil ñu enregistré ko mais loolu defuñu ko léegi ku nekk da ngay toog kii gaañu duñu déclaré kenn. c'est informel bi. waaw xam nga informel boobu. est-ce que am nañ droit suul néew te amuñu certificat de décès. normalement duñ ko def mais kaw gi amul. kaw gi amul yooyu de.
kaw gi amul suivi. mais Dakar moom balaa 14h ñu far ñu. guddi sax mën nañu roob te ca buntu ba ca cimetière rek xëy toog ci buntu ba dañ ko war a jox benn torche jox ko kii clôturé ku ñëw mën la ànd sa kii permis soo amul ñu la delloo nga dem def régulation mais kaw gi amul loolu. kon loolu mooy médecin jaaru fa sax ku def constat wu des. déedéet jaarul fen ñoom jàpp nañ ne dee nga rek. dee nga rek suul nañu. bu dee njaayeen mu xëm-xëm bu yàgg ñu faf ko dugal ca biir. day am sax ci àll bu fekkee ci bàmmeel bi. dañ koy suul sax du fekk deewul. am na histoire bu amoon mënu ma ko wax. waaw histoire bu amoon ci meurtre bu amoon. waaw mais bu ko gars yi di ko suul te deewul dikk naa da ko doon wax ne man de deewul ñu ne ko di nga dee ci biir mais ko wax ñi ma ko wax ñi ma wax ci kaw parce que. bu mu fi mais ñun xam nañ borom xel lañ noonu lañ ko suulee. mais dañ ko doon suul mais dafa jekkalu ci biir. mu ne deewul mu ne ko deewul di nga dee par force. di nga dee gars yi di ko suul. fekk dañ ko jëmbal. ci yam dugal ko fa. Allahu akbar fital lañ ko dóor. ndeysaan dugal ko fa. moo tax donc c'est des cas yu nga xam ne. loi bi da koo prévoir bala ngay boo ko gaañu. bala nga koy déclarer il faut mu am li ñuy wax permis d'inhumation. mais permis d'inhumation nag ba demee kaw gi xamuñu ko. dans les villes rek lañ ko. dans les villes doyen benn laaj rek boo xam ne amal nañu solo lool ndax bi nga ñu joxee sa carte. ñu ngi ci lire wax dëgg yàlla consultant prestataire. gis ci vision concept. état civil ba tey. gis ci assistance conseil formation. gis ci doyen des officiers d'état civil de Dakar. en tant que doyen. te xam naa ne am nga say ñooñ. ñoo nekkal. lan ngeen di def pour jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk encore ci état civil. nekk di ko exercer nekk di ci liggéey est-ce que xalaat ngeen def ay semaines de formation renforcement ci capacité. justement loolu buggu nañ ko mais maire moo ko war a demander gis naa fi ñaari maire yoo xam ne mën naa leen citer ñu attentif ci état civil mooy maire du Plateau Ndoye ak maire de Grand Dakar mooy Jean-Baptiste Diouf. Jean-Baptiste dama leen woon sama kii rek flexible ma ci am ñëwal on a besoin de toi mais ñu mel ni ñun ak ñeneen ñu bëri ñu mel ne man. maire Fass Ousmane Ndoye waaw ñooñu. bu ñëwee ñu former leen seen kii mais. am na ci solo nag état civil amul formation. déedéet yow tey boo nekkee maire fii. ñu nekk maire nga xëy jël sa benn cousin wala sa benn mbokk ba nga ñëw teg ko fa. sans conviction waaw te xamuñu. muy remplir rek. déedéet te état bi du remplir ndax am na ay questions yu ñu la bëgg a poser il faut nga tontu leen. mais ñooñu non du ay question de. kon mami Ndoye Bane. kon il est normal que nit ñi di am problème mu këyit. parce que boo jëlee Eva ak ay soucis àddunaam ak famille wam ak liggéeyu teleem ak yeneen nga jël ko mu ñëw toog foofu du bëgg-bëggam moo ko fa bàyyi sax waaye amul lu muy def ci àdduna nga indi ko ci benn bërëb ne ko rempliral ay papier jàng ko xamu ko formé wuñu ko ci kooku ay délit lay boole ceeg Eva su moom non ku mel ne Eva dafa dal ku mel ne Mami Diop ngay wax bëgg na cee boole dem campagne yi bëgg na cee boole fu maire bi jëm mu topp ko bëgg na cee boole leneen ak leneen donc moom kañ lay am xel mu dal xam nga nag mbir mi mbalaxum yuur la borom xel a koy fecc mais man beneen bi ma ci gën a jaaxal mooy jël mbir dama wax keroog ne liggéey bu ñu koy jox suñu xarit mais nañuy jox liggéey bi xaritam nga jël mbir jox ko ko mérité wul ndax ne sa militant la wala sa nitu démb la tey yow nga wax ne que état civil mooy tàmbali dundug nit ki mooy tëj dundug nit ki kon li ci biir dundug nit ki état civil la su yàqoo ci base ca début ba lépp ay yàqu ba keroog ngay faatu kon loolu ñoom maire yi war nañ ci bàyyiwaat seen xel war a xam ne foofu politique waru fa dox gis nga réew mi fekk dindi wuñu kuy sa ndey kuy sa baay ci ban tarixa nga bokk ban parti nga bokk wan ma sa carte fekk jële wuñ ko ci réew mi ñun loolu dañ koy jox soxna Soham El Wardini ñëwam dana arrangé lu bari inshallah am nañu yaakaar ci moom am ngeen ay félicitations ndax jot naa ko itam téléphone wax dëgg yàlla mi ngi encouragé la jeune génération di encouragé aussi waa télé bi bu baax soxna su baax bu dal am personnalité mais kon yéen agent yi nga xam ne ñooy nekk ci état civil kon ñoom état reconnaître leen ay employé municipal lañ bokk ñu fonctionnaire maire moo leen di recruter selon la politique ak selon ses hommes mu jël mooy jël mais daa mooy recruter mais maire pourvu que ces hommes en valent la peine il faut que ñooñu tam yàlla nañu di seen léegi nag maire yi nag moom leen rek moo manqué mooy lu moom mënoon a wax président de la république centre état civil bu nee na am centre de formation ku tabax état civil commune bu nekk na am centre de formation chaque année ñu recycler leen yóbbu leen ñu jàngaat jërëjëf état civil boo xam ne mais nag amul Dakar
Dakar man bu ma gisee Dakar rek amul beneen. te doyen ku ci nekk ci moom. ni ngay gisee juriste bi dem sol toojam yëkkati loxo waat. noonu la ñu waree ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci état civil. waat loo leen former leen ba noppi waat loo leen won leen ne këyit bii nga yor di bind di signer di ci def lu la neex. boo ko defee di nga yàq àdduna nit. boo ko defee di nga yàq liggéeyu nit boo ko defee di nga tax xale bi war a toll ci examen du def examen tegal ko conséquence yi nekk ci ginnaaw mu bañ a def liggéeyam na mu jaadoo. mais loolu lépp nag Eva suñ ko defee former leen jox leen ay matériel et tout te sensibiliser wuñu population yi bàyyi bu ci def xam ne soo amee doom da nga war a dem déclarer ci sa doom yaay xam noonu yaay tamit xam ne ku soo góor takkee da laa war a dem utal certificat de mariage soo la amee doom daf la war a déclarer ngeen am livret de famille comme ni ko man waxee waaw soo juddoo da nga war a am këyit gi de la topp ba nga décédé ñu sensibiliser de population bi bu lu comme mook zéro ñoo yem su fekkee mais su boobaa état bi da ciy teg ay sanctions waaw c'est ça que toog nga 3 jours wala toog nga 1 mois demoo déclarer sa doom wala toog nga temps bi defu ko mais ñu teg ci sa kaw ay daan yu mat sëkk voilà wala sa doom xam nga doyen wallaay ñi ñuy seetaan dinañ ci d'accord moo tax ku yëboo yaral sa doom dans la droiture parce que nit ki ci benn comportement bu néfaste dina indi loo xam ni yàq gi muy yàq sax duñu ko mën a xam ma wax ko sànq ma ni damay sawar léeg-léeg di cité dëkki tubaab yi ci seen yar ak seen teggin ak seen doxalinu àdduna seen vision ñun nag tey waaw très bien ñun dañoo bëgg ay patriote ñun nag tey fi ñuy daanale mooy nanu defaraat jikko yi fi nekk jikko yi baaxunu dara du fi baax bu ñu indiloon ku mag ci meeru àdduna bi mu ñëw dikk fii fekk ku ci nekk sa comportement individuel du am changement ci biir réew mi te on tend vers l'émergence baye boo fi ma bëggee nga tëjee fa émission bi jeex na mooy jeunes yi nga xam ne des fois dañuy manifesté wu maire bi manifesté ba dugg ca biir maire ba taal ko léegi na ko tëjee waaw loolu léegi ñàkk yar parce que taal état civil bi jëru ko parce que bu fekkee damay état civil am nga problème papier mais jaaral ci yoon justice moo tënk moo aar état civil mais problème bi mooy c'est le matériel bi war a am ci état civil yi moo amul xam nga léegi bu ñu la waxee ne la 10% de tous les Sénégalais 15% amuñu acte de naissance détérioré na xotteeku na lakk na mbuur yi lekk nañ ko man mii di wax daa tooyoon dañoo inondé mu tooy man mii di wax ak yow sax ca àll ba laa juddoo bii transporté sama risque da koy def benn commune di changer commune da koy beneen commune oto bañ ko tegoon au lieu ñu bâché ko waa ji ab séeréer la xam nga ab mu jël ko di ko dawal ak yëpp naaw sama acte naawaale waaw ba léegi am at de xam nga may def sama carte bu jeexee ma dem police caricature boobu grave carte bu mu ne ma acte ba naaw na mën ci garab yi ndax bi may dawal ñu ngi may arrêté di ma xe ma yaakaar ne yóbbaale ma gis nga def nii te gis nga acte yi très bien monsieur Thiam xam nga ndeysaan nii la c'est marrant faut ñu bu doon informatiser caricature la liñ ciy bind dana am solo bindkat yi moo tax ñiy def scénario yu baax yi nañu jël yenn yi ay capsules yu gaaw yu kii moo tax on aimait tellement la série góorgóorlu parce que daf ñu doon dugal ci sunu ay réalité macha allah monsieur Thiam waxtu bi daf nañu lan ngay tàggatoo dinañ la fi woowaat sous peu de temps waaw mais booy woowaal madame Vardini ñëwaale kooku sunu xarit la boo ko wooyee mu ñëw fii na ñëw benn émission fii ñoo toog ak ay ñëw ñu wax ci Soham El Wardini ñu wax ci jugement yi wax ci reconstitution des actes d'état civil inchallah région bu nekk waaw gouverneur ba préfet ba sous-préfet ba ak maire ba nañu reconstituer actes yi très bien xoolal Sénégal nu mu yem 15 millions d'habitants dañu nekk 15 millions xam nga 14 millions 10% 20% amuñu acte de naissance te du man rek de dama ci àll bi nga naan sa acte de naissance yaay wala nijaay sax mu ne xotteeku na parce que mu ngi lekk na te reconstitution soxna si booy leen ko dem ci ndóoyéen mbokk ndóoyéen yi nekk fii après ak see xotteeku na merci beaucoup monsieur Thiam di sant waa di leen gërëm bu baax a baax jërëjëf à toi di ko remercier ndax yaa ko jëli merci à toi noonu la xam naa suba dina leen jéem a indi la benn avocate maître Anta Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax très bien maître Anta di nuyu waa jàmm gën parce que dama leen dégg ñu def lu am solo le 13 dañuy bàyyi seen armeel ya nettoyé ko defar ko mu baax sama benn xarit bu ñu wax Moussa Ndoye moo ca ne ñu waa jàmm gën si Kaab Mbaaw ñëpp ñu leen di noonu la nit ki day fa nga nar a mujjee da nga ko war a defar
kon boog ne leen ñëpp dem jàppale ci armeel yooyu ñu nar a bay le 13 fële ca jàmm gën si Kàpp Mbaaw xam naa da ngaa ragal dee kuy wax waxu ay armeel moom da nga koy xeeloog yooyu waaye ay armeel dañ ko war a bay di ko defar ba mu rafet ma delluwaat ci armeel yi wala ndeysaan merci yàlla yërëm aji dem yi bu baax a baax te ñoom itam macha allah mami li ñu def am na solo lool daan nañu gis ay année 87 89 jamonoy set setal nañ ci dellu day defar dëgg la ay ca mami nañu delluwaat set setal ndax day defar xam nga set moom su ñëwee rek wér-gi-yaram ñëw te xam nga nee naa la woon diggante yëngu leen ak nemm leen 500 koy paas dafa nga xam ne bëgg dem bañ dem defar ko bala nga fay dem delluwaat di waxaat joyeux anniversaire di ko wax kan saa neex mi nekk ci kër gi maak moom nag ay xuloo waale lañ jubóowuñu benn yoon waaye tey moom dama lay sagal ndax Sadia jigéen ju baax joojoo tax ma di la sagal di la wax ne yàlla na njoolaay bi gën a yokku yàlla na nga gën a neex ndax xam nga yow da nga bari xorom macha allah ak Cheikh Ndiaye ak Alaaji ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax delluwaat di waxaat waa Sénégal ni leen yar wuñu bay yare yeew wuñu bay yeete bu ñuy wax dañoo bëgg rek ñëpp jariñu ci mu gën a baax dellu nag dem ba fële ca HLM Grand Yoff di nuyu Sala ak Aysatu di leen jox seen wàccuwaay bu gën a rëy di leen ne yéen daal yéen a ngi ci sama biir xol wax dëgg yàlla di waxaat waa Sénégal kenn gënu leen kon ba suba ak jàmm ak salaam. Très bien ñu ngi remercier bu baax a baax soxna Ngone Sall Fall pour la belle tenue ma nga nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26 et merci à Aïssatou pour les jolies tresses dafay baax léeg-léeg jekki yi ñu daw gaaw létt karaw gi noppal ko ci lu bare kon remercier nañ leen di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp te di leen wax ne seen émission wareef nii rek la koy defee ak yéen lépp loo xam ne fee la buy am ci société dinañ ci ko waxtaanee fii buñ ko waxtaanee itam woo ñi nga xam ne seen xam-xam da caa jëm ñu gën a mën a leeral waxtaan wi Mia Ndour yow ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa équipe bi nga xam ne moom nga àndal et muy ñoom Petit Ndoy ñoom Am ñoom Babacar ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier képp koo xam ne daal tey toogoon na jàkkaarloo ak ñun di ñaan yàlla dolli jàmm ci biir Sénégal gi defal suñu kilifa yi jàmm ñun itam ñi nga xam ne ñoo topp ci kilifa yi macha allah ñu jéem a doxal suñu liggéey defar comportement yi bu ko defee dëkk bi dana dem kanam macha allah yal na nu yàlla defal jàmm bu baax a baax jërë ngeen jëf.